صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر. asalaamaaleykum mbokki Sénégal ngel képp ñoo ngi am mbégte di leen dalal ci résidence Khadimou Rassoul bii nekk Daaru Marnaan ci dëkk bu tedd bi jëm ci xew-xew mag a mag li nga xam ne sëriñ bi daa woo taalibe yi ñun ñu santale ko yàlla muy xew-xew bu mag boo xam ne nag wér-gu-yaram daf cee am taxawaay bu am solo moo tax tey jii ñu am mbégte di dalal ñaari service yoo xam ne dañoo am solo lool ci wàllu prévention ci lu jëm ci risque sanitaire muy service national de l'éducation pour la santé ak service national de l'hygiène kon nag galaaw ñoo xuus ci waxtaan bi dama leen di jox ñu présenté wu su ko defee ñu fas yéenee waxtaan ci bépp mesure bi nga xam ne nag jël nañ ko sur le plan de la prévention ngir dimbale askan wi ba wax dëgg fa yàlla du ñu feebar wala bu ñu feebar yi ñu teel a mun a saytu seen wér-gu-yaram kon sans plus tarder damay jox directeur SNEIPS mu présenté. waaw kay jërëjëf Bara maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu mon capitaine au nom du service national de l'hygiène di leen sant bu baax ci li ngeen ñu dalal fii ci Touba comme ni nga ko waxee mu jot li nuyoo monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr ak nuyoo directeur yi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci ministère bi comme ni nga ko waxee ñëw nañ fii ci màggal gi ñu ne nañu ci profito yéen seen waa studio bi dalal ñu pour ñu waxtaan ci support bi nga xam ne moom le service national de l'éducation et de l'information di tàmbali muy bébé boo xam ne day juddu naam ngénteeguñu ko sax waaye ñu ne nañ jéem rek waxtaan ak yéen kon maa ngi lay sant ci la gërëm ñu jot li nuyoo tamit liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci SNEIPS yëpp su ma leen tuddee rek tudd naa ñi nga xam ne ñëpp nag ñoo nekk ci ministère de la santé waaye di dalal mon frère et collègue du service national de l'hygiène nga xam ne liggéey bi ñu def am na solo lool te xam naa dina ci dellu si au détail. jërëjëf directeur kon sëñ Moustapha ñu jox la kàddu gi yow it nga présenté wu. waaw jërëjëf sëñ Bara ñu ngi tàmbalee nuyoo directeur di am invitation bi ngeen nu invité ci waxtaan wi service d'hygiène ak SNEIPS moom defe naa ne benn bopp la ndax ñoo bokk liggéey bi te yàgg nañ koo séq di ko liggéey bu rafet kon loolu ñi ngi tàmbali daal di indi nuyoo sunu kilifa di médecin colonel Maodo Malick Diop nga xam ne moo yilif service national de l'hygiène man nag yàlla suñu borom def ma jiite tey mission bi nga xam ne ci service d'hygiène moo ñëw fii ci Touba nga xam ne yàgg nañ fee liggéey ndax waajtaay ndax nit ñi bu ñëwee ci màggal gi vraiment ñu mën a am wér-gu-yaram gi nga xam ne mën a bëgg dara du leen fii dara du leen dal incha allah. voilà sëñ Moustapha jërëjëf. kon mbokk yi ni ngeen ko déggee ñaari kilifa yi présenté wu nañu léegi galaaw ñoo xuus ci waxtaan bi directeur dama laa bëgg a laaj ñaari laaj yu lënkaloo benn bi ci tënk rek ndax dama dégg ne SNEIPS kat service bu stratégique la bu am ay mission yu am solo ñu bëggoon nga tënkal ñu tuuti rek ci yan ñooy mission wu SNEIPS. waaw jërëjëf Bara nga SNEIPS moom comme ni ko turam di wundee rek service national éducation information pour la santé ci clairvoyance su autorité sénégalaise yi nga xam ne depuis ci at yu njëkk ci indépendance lañ ko créé pour xam ne suñu réew africain yi moyens yi bëriwul te hôpital yi ak dispensaires yi bëreegul kon li ñu amakoon a kës néew ci ay moyens ñu naan ko ci tubaab ressources dañ ko war a surtout accentuer ci communication bi moo tax ak prévention bi loolu moo tax législateur sénégalais bi créé SNEIPS depuis ci première année indépendance yi mooy profité ci occasion bi di delloo njukkal ñëpp ñi nga xam ne ñoo ma jiitu ci boppu kuréel gi di SNEIPS ba ci ki ci mujj mooy suma frère Ousmane Gueye di ñaan ci directeur yi tamit am na ñu ci wàññeeku yàlla na yàlla yërëm leen ci bésu màggal gi ñun nag suñu service comme niñ ko waxee banqaas la boo xam ne dafa aju ci ministère de la santé ñu rattaché ko directement au cabinet du ministre mu yor lépp li nga xam ne
mooy éducation maanaam yar ak yee askan wi ci wér-gi-yaram ñu fexe ba jàngoro bañ ñoo dal waaye bu jàngoro ji ñëwee ñu teel a mën a am comportement di dem ci bërëbu fajukaay loolu daal daanaka buñ ko tënkee mooy liggéeyu SNEIPS ñu ciy liggéey nag en partenariat ak ñëpp ñi nga xam ne tey dañuy jàppale gouvernement Sénégal ci mbiru wér-gi-yaram ñu tuddee leen ay partenaires techniques ñu ci mel ne ay OMS UNICEF ak USAID ak ñëpp xam naa lim leen dana jafe ñoo ñëpp acteurs yooyu nag SNEIPS mooy seen buntu souvent pour que ñu liggéey ak ministère de la santé et de l'action sociale ma ciy profité tamit di santaat encore monsieur le président de la république ak monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ci confiance bi ñu am ci ñun teg ñu ci boppu kuréel gi. jërëjëf directeur dafa mel ni sax mission boobu lu bari partagé ngeen ko ak service national de l'hygiène ndax promotion de la santé moom bu ñu ko waxee rek dafa mel ni ñaari services yooyu am nañ ci pàcc bu rëy. te yow sëñ Moustapha ci tënk rek ndax mën nga ñëw tënkal wax dëgg yàlla ay mission wu service national de l'hygiène. waaw mission service national de l'hygiène moom boo ko doon tënk. da nga koy tënk ci ñetti domaine am na domaine technique. nga xam ne lépp luy lutte antivectorielle. nga xam ne mooy xeex njanaaw yeeg yi nga xam ne day yooyeeg dañuy joxe ay feebar. loolu benn la ci lépp luy désinfection nga xam ñu ngi koy wax prévention contrôle de l'infection nga xam ne dafay jëm ci di lutter lépp lu contre les microbes nga xam ne ay désinfection yooyu yëpp da ciy dugg désinsectisation da ciy dugg le contrôle de l'eau ndax ndox ak ñam li ñu baax buñ ko contrôlé wun sàmm ko mën naa indi ay feebar yooyu nag ci biir prévention bi service d'hygiène daf ci yëngu ngir que ci yooyu domaine du am dara loo xam ne nii feebar mën na cee jóge beneen domaine bi mooy domaine de la police de l'hygiène ndax xam nga ci domaine hygiène dafa am ay réglementation ñun am na li ñuy wax code de l'hygiène waaye am na yeneen texte sax yoo xam ne ay textes municipaux lay doon wala sax yeneen i ministère mais dañuy wax ne service d'hygiène bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy appliquer nga xam ne dafa am ay tere ndax nit ki am na loo xam ne sañu koo def ndax li nga xam ne boo ko defee mën na indi jëye nit ñi loolu du lay bàyyi rek ci ñu xamal la ko nga bañ koo def waaye nag dañuy teg ay règles yoo xam ne nii boo ca jaarul nag règles yooyu day ñëw appliqué wu amaat nag beneen mission boo xam ne mission de communication la nga xam ne loolu benn pàcc la rek ci yéen li ngeen def mooy mais dans le domaine de l'hygiène ndax ci biir hygiène tamit dafa am communication dafa am li ñuy wax éducation à l'hygiène ndax nit ñi bari na lu ñuy def ñàkk a xam moo koy waral kon buñ leen xamalee rek ñaare am ci biir éducation de à l'hygiène boobu nga xam ne ca ay bu njëkk ba danoo yaakaaroon ne communauté yi dañoo xamul ñu ñëw di leen jox xam-xam yi waaye danañ ba xam ne communauté yi xam nañu li baax li ñu xaar rek mooy ñu mën leen a encadrer ak di leen diglu waaye ñoom pexe yi am ci seen biir mën naa saafara problème yi nga xam ne moom la ñuy rencontrer loolu nag mooy li ñuy wax promotion de l'hygiène nga xam ne léegi loolu feeñ na ci seen liggéey nekk lépp looy defati léegi faaw nga impliquer nit ki ndax nit ki day wax ne li nga ko defal boo ko ci boolewul rek day mel ne da nga koy def sax contre moom waaye boo ko ci boolee moom mu jàpp ca defe naa ne li nga bëgg ci nga koy gën a gaaw a am ca loolu léegi ci biir liggéeyu service d'hygiène bokk na ci. jërëjëf sëñ Moustapha léegi dañuy dellu ci si directeur fi nga mujjee daaneel sax la ñuy wax ndax gis nañ ne kat SNEIPS lu njëkk màggal gi def na une mission préparatoire ngir waajal màggal ñu bëggoon xam rek directeur loolu lan moo ko wundu ak yan résultat ngeen ci am. jërëjëf Bara ni nga ko waxee noonu la bi màggal gi di jub si monsieur le ministre daf ñu wax ñu teel a ñëw Touba waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo yore organisation màggal gi ndax communication moom comme ni ko sànq sëñ Moustapha waxee doo toog rek def looy def ak nit ñi rek da nga koy def ak ñoom ànd ci ak ñoom moo tax bi ñu ñëwee ci semaine bële passé booba màggal gi war naa des lu mat fukki fan ñu ñëw daje ak ñi ŋànk organisation màggal gi muy commission communication màggal gi bi Serigne Abdoulaye Gaynde Fatma jiite maa ngi koy nuyu bu baax au passage bi ñu fa jógee ñu daje ak sëñ Ousmane mooy coordonnateur généralu màggal gi ñu fa jógee tamit ñu dem daje ak sëñ Youssou Diop maa ngi koy jiitu nuyu nga xam ne moo yore kuréelu Hizbut Tarqiyyah yi
daje tamit ak madame médecin chef bu Touba madame docteur Ndeye Maguette Diop ci foofu ci hôpital Djémou ñu def fa réunion ak moom ak les acteurs communautaires ñoom ñëpp ñu waxtaan ak ñoom déglu leen naka lañ defee woon màggal yi passé ñu def évaluation ensemble waaye support yi nga xam ne moom lañ bëgg a indi fii ci Touba pour communication bi muy lu donné ci ay nataal ak ay bâches yu ñu war a utiliser ak communication bi ñu war a def ci affiches yi ak yooyu ak dépliants yi ñu waxtaan ci ak ñoom ma daje également ak waa presse locale bi muy rajo communautaire yi muy journalistes yi ak rajo commercial yi ak télévision yi ak sites yi nga xam ne ñoo nekk Touba ñu def réunion fee ci siège Dakaractu ñu d'accord na ñoom it danañu accompagner ci màggal gi parce que naam ñoom dañuy def un service public d'information waaye dafa baaxoon ñu toog ak ñoom am ak ñoom des contrats de travail ñu luye ay convention su ko defee sport yi ñuy jàllale yëpp biñ tënkee loolu nag ci lañ delluwaat Thiès mu am ñu jóge fii Touba ci kuréelu comité bi ak ci presse bi ñëw ñu def Touba Dakar benn atelier lël bu ñaari fan séminaire Thiès ñu daal di fa lañ jógee nag ñu stabiliser support yi nga xam ne moom lañ indi ci dëkk bi te muy support boo xam ne ñëpp ñi ko gis mooy bi nga am nataalu Serigne Mountakha xalif général des Mourides ñu ñaan yàlla yàggal ko fi lool ak sémb yu am solo yi mu def donc nataal boobu tey jàpp naa ne ñëpp ñi ñëw ci màggal gi ak même ñi ñëwut gis nañ ko ci dëkk bi yëpp fexe nañ ba def ko ci ay bâche parce que ci jamonoy mbas mi lañ toll loolu moo doonoon mission bi nga xam ne def nañ ko avant màggal gi. waaw léegi nag mission boobu jàll na gis nañ ne loolu mooy lu ñuy tuddee co-construction. mooy képp koo xam ne rek da ngaa bokk ci màggal gi mooy xam autorité religieuse nga mooy xam mairie nga moo xam autorité communautaire la mooy ñi nga xam ne ñoo ŋànk màggal gi au niveau de la communauté waxtaanee ngeen ak ñoom. ba am message ak support yoo xam ne dëppoo na ak ngëm-ngëmu dëkk bi dëppoo na ak seen gis-gis loolee nag ba mu weesoo tey ñu ngi ci màggal gi di ko màggal ci contexte nag bu am solo waaye muy contexte épidémie waaye muy contexte inondation képp ku xam SNEIPS xam ne moom mbiram mooy mu yee askan bi fexe ba askan bi feebar léegi kon yéen yan matuwaay ngeen jël ci màggal gi ngir accompagner région médicale ak district bi ba population bi wax dëgg yàlla xam nu ñuy moytoo ba feebar bi wax dëgg ñu ko mën a du fi mën a lam. dëgg la Bara comme noonu ma ko waxee bi nga xamee ne nag stabiliser nañ support yooyu léegi nag depuis keroog dimanche nga xam ne màggal gi dimanche la donc ñun dimanche di jiitu màggal gi lañ ñëw am nañ fi donc daanaka une semaine avant màggal gi di ñëw service yi ñëw ci lañ defar nag lépp luy support ñu indaale ko ci lañ tàmbali tamit diffusion yi képp kuy déglu tey rajo yi ci Touba ak Mbacké yaa ngi koy dégg waaye ci lañ commencé nag surtout loolu ñu naan ci tubaab opérationnaliser les actions maanaam lépp luy support lu ñu indaale muy dépliant yi muy t-shirt yi muy raxasukaayu loxo yi muy gel yi ñuy laal muy masque yi surtout indi nañ ci ñaar téeméeri junniy masque yoo xam ne jébbal nañ ko lii comité district du Touba li ci des ñu joxe ko ànd ci ak acteurs communautaires yi bi ñu ñëwee keroog dimanche altine préfet département Amédine Diop maa ngi koy nuyu dalal nañu ñu waxtaan ak moom vraiment mu yombal ñu liggéey bu baax boole ñu ak ay éléments de sécurité ñoo ñuy yombal déplacement yi tey fii may wax ak yow suñu caravane yi juróomi benn fan a ngi nii ñi ngi ci biir Touba ak Mbacké ak quartier yi nga xam ne gox-goxaan yi lañ moom la ñu wër loolu la ñu def donc dem ci quartier yi ànd te nag ak acteurs communautaires yi Touba yi su ma ci nuyoo ku mel ne Manel Fall rek daanaka tudd naa ñëpp ak Aliou Diam yi nga xam ne moom it personne ressource la nekk Croix-Rouge ñoom ñoo ànd ak ñoom ñu def liggéey bi daanaka li ñu wër ci ay marché Touba bu fi nekk rek dem nañu fa dem nañ ci délégué de quartier yi wax naan nañu ak imam yi dem nañ ci gare routière yi joxe nañ spot yi def nañ caravane yu bëri yeeyante ak nit ñi jàpp nañ ne daal message bi war naa jàll parce que nit ñi ñëpp xam nañ ne jàngoro ji ñi ngi fi waaye ren nag màggal gi dafa tombewaat ak nawet ak taataay ak yooyu yëpp moo tax may remercier encore Moustapha ak service d'hygiène ñoom it ñun ni ñu jiitu si ñoom tamit liggéey bu am solo boobu lañ ci def parce que ministère de la santé benn bànqaas la rek ñëpp ñun ñëpp ay bànqaas lañ waaye genn garab gi lañ bokk muy ministère de la santé. jërëjëf directeur kon bu ma ko déggee mooy ñoom lépp luy activité préventive maanaam wax askan bi jege leen ñoom def nañ ko gunge nañu district bi
ci def caravane yi waaye lënkaloo ci ak comité d'organisation bi comme ni mu ko waxee. kon ñoom jàpp nañ ne message yi jàll na li ci des rek mooy ñu màggal ci jàmm. léegi ci foofu laa lay laajee benn laaj bi ndax xam nañ ne contexte bi ñaar la. mooy Covid ngi fi. inondation ngi fi. waaye nag ay menaces su épidémie moo ngi fi. kon service d'hygiène ban taxawaay la andi. ngir aar askan wi. wax dëgg yàlla ba fekk leen ci nga menaces yi yëpp nga xam ne ñoo posé ci ñun. waaw wax nga dëgg ñun bi ñu préparé suñu plan d'intervention. ñaari contexte yooyu la ñu jël. muy contexte Covid ak contexte inondation. te contexte yooyu boo ci jëloon rek doy na programme. kon tàmm nañoo ñëw ay couverture. Touba it xam nañ ni mu bindoo. dañu daan wax sax ne Touba de dëkk la boo xam ne bu moo ko dogal bu déwénee rek da koy xat. ba tax na ñun booy intervenir. ci ni at yi doxee da ngay am expérience ci lan laa war a waajal. ak lan laa war a mettre en place pour que li mu bëgg a def mën a jël soxla nit ñi. kon loolu comme ni mu ko waxee ñun tamit depuis le 7 septembre. ñi ngi fi ndax service d'hygiène toujours day teel a ñëw. réquisitionner ressources humaines yu am solo actuellement bi ma lay wax nii rek ñi ngi fi ak téeméeri nit ak ñaar fukk. réquisitionner logistique bi nga xam ne aussi ñi ngi sant yàlla di remercier monsieur le ministre di remercier même monsieur le président parce que vraiment ñun waxatuñ problème logistique. def naa ne képp ko xamoon service d'hygiène ak jafe-jafe yi mu daan am bu màggal amee fenn fu ne préfet yeeg gouverneur yi ñu nu fay defal ay réquisition actuellement suñuy oto yi bopp rek moom la ñuy utiliser. te am na oto yoo xam ne bàyyi nañ leen ci service yi ña ngay continuer di liggéey. xam nga loolu nag lu am solo la loolu benn mi ngi ci oto yi. waaye matériel bi ñu liggéey aussi matériel ne de dernier cri la boo xam ne nii opération nébulisation opération de saupoudrage rek ndax léegi nanaa la domaine yi liggéey moo day ay domaine technique. domaine technique mooy pompe kër yi fexe ba fi nit ñi di daal bu ñëwee duñ am dara ci ay nuisance lu mel ne ay yoo lu mel ne ay weñ wala sax lu mel ne ay microbe yoo xam ne du ko gis. yoo xam ne nii mën na leen indil benn jafe-jafe. loolu nag day liggéey boo xam ne comité bi leen koy seqal nga xam ne bu ñu ñëwee. bis bu ne ñoom ñoo ñuy wax ne nu liste yii dañ bëgg ngeen pompal ñu. loolu tam daf ñu yombal bu baax suñu liggéey ndax léeg-léeg sax nit ñi ñëw àkkuñu ne damaa bëgg ñu pompal dana laa demal ca comité ba. ñu daal comité bi moom liste bu mu ñu jox. dañ koy topp ba mu jeex. ba fekk ba yegg ci ñoom ñu ne soppi leen wala dem leen fii loolu lañ tàmbali woon ba nëgë ni at yi PSW tam noonu la ñuy def te gis na ne am nañ ci ay résultats yu am solo ndax ñu nopp nañu ci suñu liggéey. beneen aspect technique bi mooy saupoudrage bi. ndax dëgg la nit ñëpp mënuñu cee jot mënuñoo dem ci kër yëpp waaye nag état bi ak ñi nga xam ne suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nu fi yebal dañoo bëgg population bépp bénéficier ci liggéey bi. loolu tam mooy tax dañuy mettre en place li ñuy wax ay opération de grandes envergures de saupoudrage nga xam ne ay guddi lañ koy def nañ ci ñetti séance yoo xam ne nii dañuy coupler saupoudrage nga xam ne poudre lay doon. yooyee te yooyu dañuy bàyyi ba nit ñi dallu ba nga xam ne produit bi du yegg ci ñoom di am effet ñam yi aussi danañ joxe ay communiqué ay yeete wax leen heure yi ba ku am looy muur nga mën koo muur donc loolu ay saupoudrage lay doon ak i nébulisation yoo xam ne nii dafay baax ci lépp luy microbe yi ak lépp luy yooyu. beneen activité bi am solo nag nga xam ne aussi dañ ko yóbbaale moom dès le début mooy contrôle lu camion de vidange yi. xam nga Touba ku xam màggal ni mu demee ak nit ñi dal yi kër yi ni muy recevoir ay nit nga xam ne kër goo xam ne xëy na fukki nit a fa nekkoon mën na recevoir ba 60 personnes nit ñi dañuy am problème ndax bañ a dem ba ci biir seen fosse di fees ndax bu fosse da feesee rek màggal gi yàqu na nga xam ne loolu nag tax na ba auto vidange yi dañuy jóge ci réew mi yëpp ñëw Touba wutum xaalis moom tamit da ciy yóbbu ci nit ñi ñuy jël ay raccourcis pour di bari ay voyage di dem di sotti foo xam ne waruñu faa sotti ndox moom te ndox moom day ndox moo xam ne nii dafay joxe ay feebar ay microbe rek a ci nekk. loolu nag moo tax dès le début bu ñëwee rek dañuy wut ay équipe permanente yoo xam ne dañuy rondu ñi yor ay moto ñi yor ay oto ñuy dox benn endroit rek leen autorisé muy kàddu balloo ji ñu war faa yóbbu jàpp nañ ci lu dul jeex nga xam ne ku ci jàpp moom lu néew fukki junni ak ñaar da nga ko fay. oto bu ñu jàppit sam ndox muy xelli wala ñuy gis na mi ngi da ngay fay ca loolu lu am solo la kon loolu bi ñu tàmbalee liggéey beeg loolu rek traité nañ fi junniy kër ak lu jege juróomi téeméer te ku ko xam këru Touba xam ne du kërug ñaari néeg ay kërug fanweeri néeg léeg-léeg sax ñun ñu compté kër ba gis ne mu nekk juróom fukki néeg
kon loolu macha allah mais loolu lépp day wane ne waaye ñu ngi ko def ak kii traitement yi tamit ñu ngi koy continuer ndox mi nga xam ne tamit kenn ku ne xam na ni mu demee ca ndox ci wàllu hygiène dafa am noo ko war a saytoo manqué gi mu manqué nag état bi dafay yónnee ay oto yoo xam ne nii dañuy dimbali réseau bi nga xam ne moo fi nekk ñuy may nit ñi ndox waaye oto yooyu boo ko inspecté wul seet ko mën naa am ci raaxaloo xam ne ndox mi ni jox nit ñi mën na leen di gaañ ba loolu tax ne autorité administrative yi bu ndox oto yooyu ñëwee balaa benn oto jël benn ndox service d'hygiène dafa ñëw inspecté oto yi xool ko ba ñu am li ñuy laaj lépp pour mën a def ndox ñu doo leen dugal oto bu ko ci mënu dañ lay refoulé oto boo xam ne tamit gis nañ ne am na ay yu sew sewaan yoo xam ne mën nga koo defar boo ko defaree ñu bàyyi la nga defaree ko ñëwaat ñu inspecté waat la ba nga baax ñu doog la cee dugal loolu xam nga aussi liggéey bu am solo la bi nga xam bu ñu demee nag ba traitement yi wàññeeku nii ba nga xam ne xaw nañoo féex nag dañuy dem ci marché yi ngir njaay mi tamit nit ñi dañ ciy bëgg di raaxaloo nag ñu bëree bëri dañuy bëgg luñ mënta jaay fenn bu màggal ñëwee nit ñi dañuy ne ci fitna ak les fois doo am temps wu xool date de péremption bii date bi jeex na wala kii ko dencee da nga jël rek yóbbu ba sa kër doo ko seet sax te loolu day indi ay ngaañ loolu nag mooy tax aussi dañuy def ay équipe yuy dem ci marché yi ak ci boutique yi te loolu sax équipe service d'hygiène bi nekk fii Touba muy brigade spéciale d'hygiène de Touba te capitaine Kayte mii jiite ko ak service bi nekk Diourbel capitaine Fallou Sarr jiite ko ñoom dañuy def li ñuy wax pré campagne ñoom bu weer yu duggee rek ñoom ñëpp dañ leen di diriger vers Touba ñuy dem ci marché yaa ni ci quartier yi ndax léeg-léeg boutique yi gën a sori léeg-léeg fa leen ni tànn sax pour dafa yóbbu ay produits yoo xam ne mën nañ koy jaay ci kenn du ko yëg ñoom liñ ci jàpp boo demoon fële ñoom amatul sax fu ñu ko denc ndax bariwaay gi loolu rek day wane ne lekk ak naan te it wax dëgg yàlla màggal loolu mooy base bi buñ ko saytuwut toppatoo ko njariñ lañ ci doon bëgg mën naa wëlbatiku indi ay jafe-jafe kon nag loolu wax dëgg yàlla ñu ngi koy ànd ak administration bi ak autorités sanitaires yi ba nga xam ne loolu daal wax dëgg chaque année gis na ne danañ ci liggéey boo xam ne nii bu fekkante ne defuñu ko woon mën naa indi ay ngaañ yu dul jeex. loolu am na solo te foofu sax laay xuus laaj directeur ndax it ni mu ko waxee dafa am solo te gis naa ne sa équipe yi ñu ngi ci terrain bi fu mu toll nii waxtu bi ñu toll di dem ci grande cuisine yi léegi yow en tant que directeur ndax suba moo des gannaaw suba mooy màggal gi te kat lekk yi ak naan yi dañ ko war a saytu. ban message nga bëgg a lancer population bi ngir ñu gën a fegu ba du ñu jëlee lor ci loolee ñuy lekk wala loolee ñuy naan. damay féliciter waat Moustapha ci service d'hygiène liggéey bu am solo bi mu wax moom la ñu def. ndax dañuy ne wolof def naan ñii gàmmoo ak ñii raas dem bokkuñu. waaye produit yooyu yàpp naa ne yéen ak service du commerce. vraiment liggéey boobu war nañ leen ci féliciter lool. parce que képp ku jëfandikoo. garab boo xam ne wala loo xam dañ ko waroon a lekk te périmé boo amee jafe-jafe ci hôpital ngay dem te boobaa tamit day yokk charge hôpital yi kon moom it wane vraiment liggéey bu am solo boobu ñu ci def comme li nga wax tamit tey service yi SNEIPS yi ñi ngi wër ci waañ yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yaakaar naa ne wër nañ ci ñu bëri ànd ci ak daayira yi fu ñu dem tamit dañuy ànd ak ay responsable ñoo xam ne relais communautaire ñoo xam ne ñu ci bëri ñii ay communicateurs traditionnels lañ ñoom it maa ngi leen di nuyu di leen féliciter ku ci mel ne ñoom sëñ Gora Ndiaye ak Samba Awa Ndiaye bi nekk Njaareem ñoom vraiment dañuy ànd ak ñun tamit ak ñi nga xam ne nag ay imam lañ ñu dëkk Touba parce que ñoom it def nañ ci ajjuma ju mujj ji ñu ci bëri ci seen xutba yi wax nañ ci cet gi loolu tamit ci turu ministre bi dañ leen ciy sant bu baax comme ni nga ko waxee tey wër nañu waa ñu bëri dem nañ ci daara yi waxtaan ak ñoom yóbbu leen lu bëri ci ay produits comme lave-mains yeeg raxasukaay yi ak lu dal na ci saaboog yooyu yëpp ak eau de javel séddale nañ ko ci waa ñu bëri ci dëkk bi ñu ñaan rek kenn ku ci ne tamit comme ni nga ko waxee gën cee góorgóorlu parce que service national éducation ak service d'hygiène li ñuy wax toujours mooy cet moom état bi day créer rek les conditions waaye mbir mi moom xeex bi au niveau citoyen lañ ko war a teg citoyen bu nekk yaa war a jàpp ne xeex jàngoro ji ak cet gi moom yaa ci war a gën a góorgóorlu rawatina nag bu fekkee ne kilifa gu tedd gi Sëñ Muntaxa ak ñëpp yëkkati nañ ci seen kàddu ñoom dañoo takk seen masque dañoo raxasu ak saabu ñëpp gis ko kon ñoom def nañ li nga xam ne loolu lañ war moo tax it ñuy ñaan taalibe yëpp rek tegu ci yoon woowu ak ñi nga xam ne tamit dañuy màggal si Touba ñu waggar ci faj gi. jërëjëf directeur sëñ Moussa Wa damay jëw ndax dafa mel ni waxtu bi day bëgg a jot.
màggal gi benn fan a ci des. lan nga bëgg a dénk askan bi. nga xam ne buñ ko jëfee. yàlla mun na leen musal ñu màgg ci màggal gu mucc ayib. bañ a loru te bañ a lor. waaw màggal moom xam nga bisu bernde la bisi bernde sax la ndax moom du benn bis balaa ñëw déjà bernde bi tàmbali na. xanaa damay rappeler rek li ñuy wax les 5 clés de l'OMS. pour des aliments sûrs. muy ne dañuy wax ne ñam na ngay am habitude propreté. habitude propreté mooy bala ngaa togg na ngay raxas sa loxo ndox ak saabu. na ngay désinfecté say ndab yi nga xam ne moom ngay utiliser pour di ko toggee. loolu mooy avoir l'habitude de la propreté. li ci des mooy dañuy bëgg ñuy séparer ñam yi ni togg ak ñam yi nga xam ne kenn du ko togg. ndax ñun togg ñetteelu clé bi day ñëw muy togg ba mu ñor xomm. ñun li ñuy sauver ci suñuy pratique yi mooy problème yu ñu doon am ci ginnaaw togg gi mi togg ba mu ñor xomm moo ñuy sauver ci lu bari. waaye am na yeneen i xeet yoo xam ne ñoom façon yu togg yi ñuy toggee nga xam ne sax duñ ko togg léeg-léeg am na noonu koy ay marinage yu kenn xamul rek waaye nag am na habitude yu tàmbali ñëw ci li ñuy wax ay crudité nga xam ne loolu kenn du ko togg da ngay wàcc rek dem say soxna ne ko damaa bëgg nga daggal ma ay tomate ak nangam loolu tamit dafa laaj set goo xam ne spécifique la il faut nga désinfecter fruit bi il faut nga am ndox mu sell loo xam sax fan lañ bàyyi fruit bi xam nga loolu moo xëy na day gudd sax waaye dinañ maa ngi félicité directeur ci initiative bi mu doxee man dama cee xool ne même bu màggal gi jàllee te plateau yu mel nii dafa am énormément de thèmes yoo xam ne nii nit ñi dañ koo soxla ca yaatu gi ñuy am nii fii duñ ko am ci yeneen télé yi kon vraiment loolu man félicitation laa di jox directeur di ko wax ñun suñu disponibilité pour que thèmes yooyu nga xam ne c'est des thèmes essentiels en matière de sécurité sanitaire des aliments ñu mën koy waxtaan nit ñi di ko dégg mooy togg gi ñu togg ba mu ñor xomm loolu dafa am solo ca dañ ko war a continuer di ko jëfe danoo war tamit di garder aliments yi ci température bu baax maanaam na nekk suufu na gën a néew 5 degré lu gàtt na dem ba 70 degré jëm kaw ndax diggante boobu foofu la microbe yi di yokkoo foofu nag mooy lan mooy nga togg ba pare bàyyi ko ci barab boo xam ne ci température ambiante rek la 30 degré 40 degré bu yàggee bu ëppee 2 heures rek microbe yaa ngi cay tàmbali di développé bi te bu ko nit ki lekkee mën na caa am ay jafe-jafe ndox mu sell tamit da nga ko war di utiliser bu fekkante ne da ngay togg wala da ngay raxas wala loo mën di def loolu daal mooy kon nag war nañu désinfecter ndox mi bala ñu koy naan nga xam ne eau de javel bi yomb na te jàngale nañ ko ci biir kër yi defe naa ne nit ñi danañ ko jàpp pour man di ko def ni mu waree loolu daal ay ndénkaan la yoo xam ne yu jëm ci ñam ndax màggal moom loolu la làmboo te it bu ko nit ñi buñ ko fàgguwaalee dana tax bernde yi gën a baax jërëjëf sëñ Mountakha léegi nag directeur xëy na it sa kàddu gu mujj ndax dañoo gis ne ren dafa mel ni SNEIPS dafa jël des dispositions spéciales ndax gis nañ nombre d'agents bi dafa mel ni lu triplé ñu bëggoon xam rek wax dëgg fa yàlla yow it lan moo sabab engagement boobu ak lan nga mën a jeexalee ci dénk ko askan bi waaye wax ko partenaires yi nga xam ne wax dëgg yàlla jàppale nañ la ci xeex bi ngay xeex ba wér-gu-yaram mën a law ci réew mi. jërëjëf Bara li ñuy mujjee baat bi mujj bi rek mooy baatu cant. sant d'abord sëñ Moustapha ci disponibilité am. wax ko mu jottali ñu suñu sant également colonel Diop ak l'ensemble du personnel du service d'hygiène. ci collaboration bu rafet bi ñu am entre toutes les directions du ministère. yaakaar naa ne teewaayam fii wane na ko. li ci des tamit mooy sant partenaires yi nga xam ne ñoo ñu accompagner. muy UNICEF muy OMS muy USAID ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñun liggéey bi. ak également relais communautaires yi ak bàjjenu gox yi. ak imam yi ak délégué de quartier yi ak relais yi nekk ci Touba. beneen kàddu cant gi tamit ñu koy jagleel nag suñu kilifa. monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr. ak monsieur le directeur de cabinet ak waa DAGE yëpp vraiment ci accompagne bi ñuy jàppale. parce que lu ñu mën tamit ci ñoom la ak seen i instruction li ci des nag ma terminer tamit di sant di encourager le personnel du SNEIPS. antenne yëpp quand même
que ça soit le numéro vert ñi nga xam ne ñi ngi Dakar di porter toujours la bonne information, que ça soit le personnel administratif nga xam ne ñooy yore dossiers yi ak diligence, traiter dossiers yi ak diligence, waaye surtout également l'équipe audiovisuelle composée de jeunes engagés. ma wax leen rek ñu gën a dollee góorgóorlu parce que li ñu def nii sax bett nañu séntu ñu ko woon, waaye nañu continuer xam ne liggéey la et que comme ni ko suñu autorité di waxee monsieur le ministre nañu jéem bu ñu jéemee rek jàpp naa ne am nañ ci ndam lool. di féliciter tamit vraiment le personnel du ministère yi nekk au niveau déconcentré fii muy monsieur le ministre muy le médecin chef de région, les médecins chefs de district, mais également docteur Souran bi nga xam ne moo yore hôpital bu bees bi président ubbi bërki démb muy hôpital boo xam ne ñëpp a koy rafetlu. ñu santaat encore xalif général mi déplacé jëmmum ju tedd ji malgré contraintes yi ba ñëw ñaan ci loolu tamit yaakaar naa lu ñu jotoo rafetlu la. li ci des nag mooy ñun SNEIPS moom dañuy continuer góorgóorlu rek liggéey parce que loolu la ñu sant. Nous sommes des agents de l'État au service de l'État et à tout moment dañu war a gën a góorgóorlu pour que véritablement Sénégalais yi xibaar bi ñu soxla ñu leen koy jottali. incha allah sumb nañ ay chantier yoo xam ne jarul ñu ci ñëw au détail waaye ci kanam incha allah dinañ xam ne ñi ngi góorgóorlu pour que Sénégalais bi fu mu nekk ñu mën ko jottali l'information utile comme niñ koy waxee ci suñu slogan. di la sant di la gërëm encore ci dalal bi ñu dalal fii ci résidence Serigne Touba bi ci Daaru Marnaan. sant tamit comité d'organisation Magal gi. Serigne Ousmane Serigne Mamour Amdi Mbacké mi ñu boole. Serigne Diatara mi yore résidence bi ñoom ñëpp ci disposition yi ñu may. ba ñu mën a def liggéey bu mel nii fii ci résidence Serigne Touba di ko liggéey tamit ak suñu partenaires yëpp au niveau audiovisuel public rawatina waa RTS ñi nga xam ne ñoo bokk génn kër gi jërëjëf Bara. voilà jërëjëf directeur kon ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm ci déglu bi tey ñaan incha allah rabbi lu yàggul tuuti ñu jox leen rendez-vous ci ñëw ci yeneen thématique yoo xam ne jëmul rek lu dul ci yee nit ñi ñu gën a am taxawaay gën a farlu ci wér-gu-yaram nga xam ne mooy capital humain bu gën a important ndax lu amul wér-gu-yaram amul rek développement mënut a am kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp incha allah ba beneen yoon te di leen ñaanal màggalu jàmm ak salaam. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, vous souhaite un beau Magal dans le respect des mesures barrières. في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر